jangeen jëf mbokk yi ñaari waxtu jot na sëkk fii ci Walf TV bismillah ci xibaar tisbaar gi li ci gën a fës dañu am yéenay faram-fàcce ko ca Jidda Caaroy Kaw ca Pikine militant ak responsable PDS fa ne tey jii la ñu gën a taxaw ngir Karim Meïssa Wade mi seen candidat bokk ci élection présidentielle yi di ñëw ab ndaje mu yaatu moom la ñu woote woon dajal woon mboolem kilifa yi ngànk parti bi ci diwaan ba daal di wax ne élection du am ci mim réew su fekkente ne njiital réew Macky Sall deltuwul ginnaaw ci yoon yu mu jël ci biir xibaar yi daa ngeen ci dégg leer yi nga xam ne ni moo tukkee ci kii di Théodore Semedo bu amee ñu gisul seen bopp ci réew mi ñoom ñoo di way laago yi nekk foofee ci diwaanu Njaaréem dem nañ sax ba samp laaj bëgg a xam ndax ñoom ci réew mi la ñu bokkoo am déet ndax diir bu mu nekkee ci bopp réew mi léegi amul lenn lu ñu mën a joxoñ ca Njaaréem ne lii Macky Sall moo ko defal way laago yi ba tax ñu yëkkat seen kàddu di koy ñaawlu ci biir xibaar tam daa ngeen ci dégg leer yu tukkee ci kii di Mamadou Makhtar Sarr Louga doonoon sëlëba yoonu jigéen yi APR yi nekk fee ci diwaan ba am ndaje mu yaatu moom la ñu woote woon ngir féddali kóllëre ak kóolute gi doxoon seen diggante Moustapha Diop mi seen maire nekk responsable APR ci diwaan ba gannaaw ba nga xam ne ni ka nga xam ne leen jiite woon dafa jël dogal kon daal di koy dumóoy dem fekk ji Mamadou Mamour Diallo ak mouvement Dolli moom Moustapha Diop sax yëkkati na ay kàddoom kon daal di artu ñenn ñi ci biir xibaar tam daa ngeen ci dégg leer yu tukkee ci kii di Omar Kayre ba mbokki li mooy li gën a fës ci bopp xibaar yi yéen mbokk yi saxoo dégloo ko seetaan Walf TV asalaamaaleykum. bismillah ci xibaar yi dañu koy ubbeek wàllu politique ca Jidda Caaroy Kaw ca Pikine militant ak responsable PDS ya fa ne tey jii la ñu gën a taxaw ngi Karim Meïssa Wade bokk ci élection présidentielle yi di ñëw ab ndaje nag mu yaatu la ñu wote woon mu dajale woon mbooleem kilifa yi ngànk parti bii di PDS daal di wax ne élection du am ci mim réew su fekkente ne njiital réew Macky Sall deltuwul ginnaaw ci yoon wi mu jël te moo di jéem a écarter Karim Meïssa Wade ak ki nga xam ne ni moom moo di Khalifa Sall dañuy dem ca Pikine fekk fa Théodore Semedo ngir Karim Wade seen candidat ak kii di maire Khalifa Sall bokk ci élection présidentielle yi ci atum 2019 parti démocratique sénégalais ak ñooñoom xam nañ ci Jidda Caaroy Kaw pare nañu lépp bañu ñu ci sax ba bàyyi ci seen bakkan. président Macky Sall moomul réew mi ñun ak ñoom ñoo yam ci réew mi kon tey le parti démocratique sénégalais a décidé de prendre ses responsabilités à partir d'aujourd'hui. tey lii mooy firnde bi ñu démarrer meeting bi fii ci Jidda Caaroy Kaw ni à partir d'aujourd'hui nous allons lancer un assaut final contre le président Macky Sall ginnaaw si tey bis bu nekk semaine bu nekk ay bés bu nekk dina am meeting dina am marche à travers les sections du parti démocratique sénégalais et à travers tout le pays dina am marche dina am meeting dans toutes les fédérations dans toutes les communes dans tous les départements à travers le pays pour que Macky Sall nous allons l'acculer ou bien il accepte les candidatures de Karim Wade et de Khalifa Sall ou bien parti démocratique sénégalais dina ko génne pale ba te il faut nous croire qu'on le fera. mais bu ñu yeggee février heure bii dina ne gagné na te bu boobaa réew mi dina tàkk ma wax leen ko yéen ñëpp ngeen xam parce que réew mi am na ñoo xam ne duñu nangu doon ay jaam ba ila yow mi di xeex dee bañ a xeex dee moonte xeex dee ko gën. ñoom ñi ngi xam ne ci ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru août bi fas yéene wàcc ci mbedd bi ci diwaanu Pikine. Inch'Allah le 12 ici à Pikine nous serons ensemble encore une fois nous tous ensemble toutes les communes et pour montrer notre détermination à gagner la bataille. Cheikh Dieng maire Jidda Caaroy Kaw dolli si ne xeex bi dinañ ko wéyal fii léegi 2019 ngir Macky Sall abal leen ak kii di Ablaye Timbo bi nga xam ne moo nekk maire Pikine te jàpp ne defu fi dara bu mu fi nekkee ba tey. waxu Ablaye Timbo moom vraiment moom kooku moom wax ju yàqu la ndax ñeenti at mi ngi ci mairie bi vraiment amul dara loo xam ne gis nañ teg nañ suñu bët lu mu def xanaa loolu moom ay wax ju yàqu la rek ndax vraiment nelaw na fi pendant 4 ans nañ ko may li ci des mu àggale ko comme ça bu ñu fi jëlee patron moom it mu topp ci rek. ñu faree ci parti démocratique sénégalais doon amal marche bleu dollu ci benn meeting ci diwaanu Jidda Caaroy Kaw xam nañ ba tey dinañ dem fépp ci département bi ngir def fa ay manifestation politique ngir ñu mën a am ndam ci élection yi di ñëw ci atum 2019 ki leen jox ko yéen fi ci diwaanu Jidda Caaroy Kaw
Théodore Semedo Porxaji. politique la ñuy wax ñu desandi ci bu amee nag bu ñu gisul seen bopp ci réew mi ñoom ñoo di way laago yi nekkee fa fekkee diwaanu Njaareem dem nañu sax ba samp laaj bëgg a xam ndax ñoom ci réew mi la ñu bokk waaw am déet ndax diir bu mu nekkee ci bopp réew mi léegi amul lenn lu ñu fa mën a joxoñ baaraam ca Njaareem ne lii Macky Sall moo ko fa defal way laago yi xanaa seen centre bi te centre boobee dafa mujjee soppaliku doon grand place xar yi fas yeeg mbaam yi ndax ñàkkum jumtukaay gafam muy ay jafe-jafe yoo Fall mi njiital mouvement ànd faral Macky Sall ngar daa junne ne dina ko àggee njiital réew Macky Sall gannaaw nag ba mu leen prier ci benn ndaje moomee Mamadou Makhtar Sarr lañ fa yebaloon. handicapé yi nekkee ci Diourbel ne jot na nguurug Sénégal gestu leen ndax sonn nañu ba ci lool jumtuwaay dëgg la ñu manqué rawatina seen centre bii nga xam ne mbaam yeeg xar yeeg bëy yi ñoo fi yaataa yumbee. jafe-jafe yi maam mooy handicapé yi dañu bëgg centre bi dox Ablaye centre bi genn doom la ci ñun yombut jafe na ngi trop. kon lu mel ni ko bu ko amee kon mu nekk fii ko picc yi ak mbaam yi ak fas yi di ci taxawal amul lu ñu intérêt amul lu ñu njëriñ suñ ko yaakaaree ci ay subvention ay du dox. ñu jàppale handicapé yi à 100%. carte égale des chances yi njëriñam des na ci handicapé yi. président mouvement ànd falaat Macky 2019 Mafal Fall ak coordonnateur régional bi di Saliou Ndiaye ne lii moom faw ñu ut ci ay pexe saafara ko. gis nañu jafe-jafe yi fi nekk wax nañu seen mébét wax nañu it li ñu bëgg. nota nañu lépp fas nañu yéene bu ñu yeggee daañ ko jébbal kilifa gi muy président su ko defee li nga xam ni moom la ñu bëgg ci centre bi ñu am ko ci. amul budget de fonctionnement ni mu war a doxee dëgg-dëgg dox ko waaw boo duggee fii rek da nga xam ne war a dox parce que jigéen ñi waroon nañu am ay matériels ñu liggéey fii ci biir centre bi te loolu lépp dafa manqué loolu moo tax ma jël président andi ko fi pour mu xool centre bi li nga xam ne manqué def lu ñu ci mën ci saafara ko ñu def ko immédiatement. ci ndaje mi mu doon amal ak handicapé yi nekkee ci Diourbel président mouvement ànd falaat Macky jox na leen koppar yu toll ci 2 millions di ak ndimbal gu mu bëgg ñu tàmbali ci seen i yëngu-yëngu li ni mel nag coordonnateur régional bu mouvement bi Saliou Ndiaye moo ko yombal ñoom way laago it rafetlu nañu ko bu baax. ñu ne nag comme ànd nañu ak seen ngor boobu ba léegi nii bu ñu ñëwee ñu yëkkati 2 millions teg seen loxo ñeneen kan kat mënuñu ne fay par weer da ngeen jël 2 millions yi comme tabaski baa ngi ñëw te jafe-jafe yi bari na ñun ne ngeen dimbali ko ci tabaski yi. ñu gis ñun handicapé région bi c'est la première fois ñu gis ko mosuñu am pas jóg uniquement pour ñëw ci centre bi def sa doole def fi la nga am ñëw waxtaan ñu jël mémorandum pour jébbal la nga xool dañu ko saafara ni mu gën a gaawee c'est la première fois ñu am lu mel noonu en tant que nag président mouvement falaat président Macky Sall c'est normal nag ñun handicapé ñu war a jóg uniquement pour jàppale ko. responsable mouvement ànd falaat Macky Sall yi ne seen mbébét leen dong la moo di fexe ba wër Sénégal wax askan wi seen bëgg-bëgg su ko defee ñu mën leen a fekk si. Touba Mbacké Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. diwaanu Louga doonoon célébré yoonu jigéen après yi nekkee foofee ca diwaan ba am ndaje mu yaatu moom la ñuy wàcce woon dajale woon kon mboolem jigéen yi nekk ci diwaan ba ngir feddilu kóllëre ak kóolute gi dox seen diggante ak Moustapha Diop mi seen maire nekk responsable après ci diwaan ba gannaaw ba nga xam ne nii mooy ka nga xam moo leen jiite woon dafa jël dogal kon daal di koy dummoyu dem fekk ji Mamadou Diallo ak mouvement Dolli. gannaaw nag ba mu fësalee mbégte gi mu am ci bile mobilisation moom jëwriñ ji ñu dénk wàllu industrie nguur gi dig na mboolem jigéen yi nekkee ci diwaanu Louga ne du yàgg dara ñoom ñëpp dina leen jox ay financement dañuy dem ca Louga fekk fa Omar Kayre. jigéen ñi fare ci APR te nekk ci département bu Louga dafa mel ni démission wu seen responsable ba woon di Binta Sissoko Ndoye yëngalu leen benn yoon amaloon ab assemblée générale ci Louga ñoom ñi nga xam ne jóge woon nañ fu nekk ci département bi di gën a dëggalaat seen bopp ci biir APR ak nekk ci ginnaaw seen leader di Moustapha Diop nekk tamit maire bu Louga. xam ngeen li naan trahison tey loolu ko waa Louga mënul a nangu Moustapha Diop tey boo gisee lii ci Louga lépp trahison rek ko waral ñun nag jigéen ñi ñun ñoo la koy fajal. di rafetlu taxawaayu jigéen ñi ci biir parti bi Moustapha Diop ne sax dina tàmbali ay financement ngir jagleel ko jigéen yi nekk ci département bi yëpp. jigéen ñëpp masan yëpp danañ ko financé loolu man maa leen ko wax fii te dana gaaw ci kàttalu suñu borom. man maay sumi sama grand mbubb bi sol sama jean wàccal sama organiser waat parti bi teg ko ci yoon jigéen ñi leen war a jot yëpp ñoom ñëpp ñu jot ci takkuwaat seen i ser dem xeexali président Macky Sall ngir mu am ndam kon dalal leen seen xel danañ waxtaan ak adjoint au maire yi daan waxtaan ak coordinateur bi nekkoon boole ñëpp tous les responsables ñu bokk ndey bokk baay dugg nag ci département bi parce que commune ci département bi kenn ku ci nekk dañ laa war a financer kon danañ réunion semaine prochaine pour entamer très rapidement
une tournée départementale pour financer l'ensemble des femmes du département de Louga commune par commune. jaraaf bu Louga jaare na tamit ci xew-xew bi ngir dellu ci waat ci yenn projet yi nga xam ne entamé nañ ko ci biir commune bu Louga yu demee ni que extension voirie bi ak parcelles yi nga xam ne war nañ koo séddale ñi nekk ci quartier périphérique yi. bu mel ne Medina Salaam xam naa ne yéen a ngi xaar seen kër yi boobu ba léegi jot nañoo joxeegun 600 kër mu des yeneen yi à partir de mardi danañ ci commencé jublu am ngeen VDN bu bees am ngeen ay lamp yu bees branchement sociaux yi gis ngeen ko lépp dem na. Medina garage également tali yaa ngay dugg assainissement baa ngay dugg centre d'épuration bi également ña ngi koy defar Medina garage seen tali bi également pare na donc bientôt danañ ko defar léegi mu jeex takk incha allahu rabbi. Moustapha Diop ci ndaje moomu nag nga xam ne mi ngi doon am ci stade municipal bu basket bu Louga di xamle ne am na projet bu bees bu mu war a ànd ak ñooñu maire mi nekk ci département bi ngir électrifier ay villages yu bari ndaje moomu sax maire yu bari yu nekk ci département bi teewe woon nañ ko. Oumar Kayri Louga Walfadjri. bal mbët mën a waxee ko gën Moustapha Diop ne am na ay responsable yu nekkee ci kaw di kootoo te seen yéen ak seen bëgg-bëgg moo di jëlee ko ci bopp réew mi waaye nañu jàpp ne seen pexe du antu te bu ñu ci élection locale yi di ñëw Moustapha Diop ñu teewlu ko ba tey ci micro Oumar Kayre. dem ci kaw wala dem ci ay adversaire Moustapha Diop di fa lobby yaakaar ne da ngay daaneel Moustapha Diop fii ci Louga loolu ndax sa bopp la ndax fii ci Louga waa Louga ñooy fal ñooy foli te man waa Louga ñoo ma fal te li ma waa Louga fale xam naa ko mooy defar dëkk bi créer emploi dëkk bi et je pense que tey Louga yëpp ànd nañ ci nangu ci tey yaakaar naa ne mën nañoo wër ci maire Sénégal yëpp ñu xool ñu def bilan ñu xool man ak par rapport ngeen gars yi la leen def seen dëkk yi et je pense que ne bu dee social également yaakaar naa ne lii ma def fii social ci Louga amul benn maire bu ko defee benn ko damay défier maire bu nekk du ma ne def naa li ma war mais jàpp naa ne maa ngi góorgóorlu maa ngi ci yoon wi ak politiciens yi jaar yëpp ak maire yi fi jaar yëpp depuis 1956 nangu na ne li ma def gun Louga amul benn maire bu ko ci def ñun nag ragaluñu dara ndax ba ni ñëw fii Louga di jël si maire bi ba ñu commencé bëriwul yaakaar naa ñett nit lan ñeenti nit yàlla suñu borom ubbi lépp yàlla moomu nag mi ngi nii tuxul mi ngi taxaw fi mu taxaw di xool ba pare teg ñu loxo ñu ngi xaar façon coalition bu nekk jëm suñ kaw mais bu bis baa rek incha allahu rabbi ku ci nekk dina xam kan mooy kan. mu ngoog loolu day kàddu yoo xam ne nii ñu ngi ko nangoo ci Moustapha Diop benn baat ci wàllu diine wax ci ziyaare bi nga xam moom la ñu jagleel Cheikh Ousmane Suntu Badji amal nañ ko fële ca Sindia nekk ci fële ci diwaanu Bignona mu nekkoon nag ab xew-xew diine ju mag dajale woon ay taalib yu takku doon occasion nag ci askan wa ñu daal di dellu si waat ci liggéey ak dund ki nga xam ne ni moom moo di Cheikh Ousmane Suntu Badji ka fa Amady Khalil Diémé. communauté Aynu Salaam fidèle musulman yi jógee fu ne ci Sénégal ak ci diaspora bi yi di ay autorités religieuses locales ak administratives yu département bu Bignona ak yu région bu Ziguinchor ñëpp daanaka dañoo ñëw rek bokk ci li nga xam ne loolu mooy magal bés bi kii di Cheikh Ousmane Suntu Badji. Mamadou Diallo. bés 16 juillet bés bu mag la parce que xam nga am na ay at en 1969 am na benn en tout cas acte bu mu def. demee ba Rome Vatican joxe Pape Paul VI benn alquran mais alquran boobu mu ko joxee et ñëpp en tout cas ñu bëri en tout cas amoon na coow bu bëri kii affaire boobu mais lu ñu retenir comme lu baax ki affaire boobu ñu ne parce que moo indi affaire dialogue islamo-chrétien donc boobu reconnaître nañu Cheikh Ousmane Suntu Badji moo nekk pionnier dialogue islamo-chrétien avec Pape Paul VI. Cheikh Ousmane Suntu Badji daanaka am na formation bi nga xam ne bu taxaw am expérience liggéey na justement pour communauté yi nga xam ne ñoo nekk ci département bu Bignona. bu Cheikh Ousmane Suntu gaañu bépp tey am na ay Cheikh Abdou c'est-à-dire tout ça Abdou Hassan et Ousseynou ñoo ko wuutu qui était communauté d'Aynu Salaam alors am na ay
programme ambitieux yu ñu am moo di d'abord sensibiliser population yi et def en tout cas gëstu pour wane ne en tout cas nit ñi population yi surtout génération actuelle liggéey bu seen papa def et par-delà de là également jàppale en tout cas seen papa dafa gëmoon te affaire agriculture loolu moo tax ASC yi ñoom tamit bëgg nañu en tout cas def liggéey pour au moins agriculture moo am doole. ziara boobu doon na occasion ñi nga xam ne ñoo fa newoon pour ñu delloo seen bopp si yàlla foo ñi boobu ay population yi doon na occasion pour ñu yëkkati seen kaddu pour ñaax autorité yi ñu daal di may attention doxal boobu nekk si département bu Bignona. Pour retour de Sindia, Amady Khalilou Diémé pour la radio télévision Walfadjri. jaajëf Amady Khalil Diémé ñu ngi lay sant di la gërëm tàbbise ak yéen ci xibaaru bitim réew yi dañ ci ànd ak soxna Fatou Bintou Diouf. élection présidentielle ci dibeer bi ca Mali fu mu nekk nii nag ñëpp a ngi xaarandi résultat ya tukkee ci yile élection ñaar fukk ak ñeenti candidat ñoom ñoo doon jongante ci yile présidentielle Ibrahim Boubacar Keïta nara wutuwaat boppam ci bopp réew mi élection yile nag juróon na ay rëq-rëq yu bëri ci yenn ci ay centre ya nekk ci xol ak bët gànnaaru réew bu Mali waaye nag fu mu nekk nii la ñu mën a jàpp ci li ni mel rek mooy ay observateur xamle nañ ni amul benn tentative de fraude ci yile élection waaye nag amoon na rek ay réero ci validité fichier électoral ba ñu rek tegoon naanaam rek dañoo jàpp ni amoon na nag ab doublure ci li ni mel résultat yi nag ñu ngi koy xaarandi fi ak ñaari fan yii di ñëw bu dee rek dañuy jëm ci li ñeel second tour danañ ko amal ci fukki fan ak ñaar ci weeru août bii di ñëw. réew bu Zimbabwe tey niki altine ji day soobu ci li ñeel présidentiel am waaye tamit ci li ñeel ay élection lu ci mel ni nag ñu nar a namm mu toogaat ci seeni bopp réew ñi leen nar a toogal ci pencum ndaw réew mi ak i sax bokk moomeel yi mu doon nag ab élection bu yees ba ñuy amal ci réew mi gannaaw rek ba Robert Mugabe jóge ci bopp nguur gi lu toll nag si ñaar fukk ak ñetti candidat ñoo nar a jongante ci présidentiel yile mu doon présidentiel boo xam ne nemmeeku nañ ci lu bëri loo xam ne nag amuloon ci yeneen i présidentiel ya weesu lu ci mel ni nag ay observateurs occidentaux ak i sax Union européenne ñoom ñëpp ñëw nañu bokk ci yële élection ngir saytu bu baax li nga xam ne moom moo nekk fichier électoral yi sax ak lépp loo xam ne dafay xew ci bureau de vote yi fu mu nekk nii nag bu dee résultat yi rek génn na deuxième tour ba nag namm nañ ko amal ci juróom-ñetti fan ci weeru septembre bi di ñëw waaye nag fii ak 19h nag ñoo ngay xaarandi li nga xam ne moom mooy résultat partiel yu nar a tukkee ci yële élection waaye nag résultat officiel yi nag ñoo ngi koy xaarandi ci ñeenti fan ci weeru août bi di ñëw. ca Indonésie lu toll si juróomi téeméer randonneur ak i sax ña leen jiite nag fu mu nekk ni ñoom dañoo bloqué wu ci mont bu Rinjani nekk ab site touristique boo xam ne bëri na lañ fay nemmeeku ay doomu aadama yu bëri yu fay dajaloo nekk ca l'île bu Lombok gannaaw nag mbir ba nag ma nga am gannaaw ab yëngu-yëngu suuf boo xam ne am na ca Indonésie ba faat lu toll ci fukk ak juróom benn doomu aadama lu ci gën a bëri rek ñu nemmeeku si nag ay doomu réew bu France ñoom tamit bokk nañ ci ñi nga xam ne rek dañoo bloqué wu ci grotte yooyu lay waaye nag ay jumtukaay ngir rek mën a wallu ñooñee nag nguur ga nag jël na ko lu ci mel ne ay hélicoptère ak sax ay équipe de secours mobiliser nañ leen ngir ñu mën a évacuer randonneur yooyee waaye tamit jébbal leen loo xam ne dinañ koo jëfandikoo ngir mën koo dundee fii ak ñu leen di wallu génnee leen foofu ñu nga xam ne fa la ñu bloqué. tàggat yaram ci la ñuy àddu wax ci Coupe d'Afrique de Maracana mu nekk ab discipline kon ni kii ci weeru septembre fële ca diwaanu Côte d'Ivoire lu jëm sax ci compétition boobu li ak solo si nga xam ne am na ko ki nga xam moo di Seydou Aboussi mi ngi jiite fédération bi am na ci ay kàddu yu mu ci rotal ñu teewlu ko ci micro Théodore Semedo. moo ko wax feneen nee naa li ma gën a neex ci projet Maracana bi mooy initiative africaine la comme ni ko président waxee dafa jot tey Afrique war a wane boppam
jaay ko monde bi loolu la Maracana di def donc loolu moo gën a tax ñun ñu am coorteef dugg ci te bañ ci duggee ba leen wax dëgg yàlla suñu xel dal na ci parce que wane nañu ne foo tuddee FIFA ñun dañoo bëgg def ay jéego ba fu ñu tuddee FIFA tudd FIMA leeral na ko FIFA ak FIMA bokkuñu yoon ku nekk sa yoon nga jël ndax Maracana moo ko football jotewuñu dara te loolu FIFA moo ko bind rëdd ko loolu ñu gën a may doole may ñu également ñun aussi ñu def ay pexe pour que tey FIMA bi egg ci àdduna bi fépp te mu jógee ci Côte d'Ivoire jógee ci Sénégal. Afrique la juddoo africain ko ñoo ko créé ñoo ko mën nañu wax ne moomuñu ko sax mais ñoom ñoo ko ngénte bu nga ngéntee nag wax dëgg yàlla ñoom ñoo ko war a rogganti boot ko ba mu egg fi ma wat ba monde yëpp daj ci mais kuy fàttali ko xam ne bu ñu tuddee Maracana wax Côte d'Ivoire wax Afrique donc mu am solo li des li nga wax ci wàllum organisation bi au niveau du Sénégal ñu ngi ci ba ñu jógee Côte d'Ivoire ba léegi ñu ngi ci ay création club di organiser ay tournois état bi également bi ñu ko wanee projet bi amoon na njàqare tuuti par rapport ak question bi nga posé Maracana est-ce que moom football am na lu ñu jotee wax nañ leen ni bokkuñu état bi également président bi mu ñëwee leer na leen ko ba léegi ñoom it ubbeeku nañu pour jàppale Maracana bi ci Sénégal bu ko defee Coupe d'Afrique bii di ñëw état bi li ma wax ak ñun démb ci audience bi dalal na suñu xel li des aussi ñu ngi ut ay pexe bopp également ñu ngi dem sur le plan technique organiser benn tournoi bu mag boo xam ne dina regrouper lu mot ay 20 clubs ñu def benn sélection wala ñaar pour ñu dem assister à la prochaine Coupe d'Afrique. mu nga loolu day kàddu yoo xam ne nii ñu ngi ko nangoo ci Seydou Abou si wàllu tàggat yaram wax ci tournoi bi nga xam ne war nañ ko amal ni ki juróom-ñaari far ci weeru août mu fas yéene dajal lu ci tolloog fanweeri équipe ak ñaar yoo xam ne nii daanaka daal mu ngi gën a soxal tànk yi le parfum bi di Rexona moo ko organisé lam ci jub rek mooy tànn sóor bi nga xam moo gën a xane rek su ko defee mu daal di ko yóbbu fële ci Chelsea lu jëm nag ci tournoi boobe ak solo si nga xam ne nii am na ko Nafi Amar Fall Masila Seck amal nañ ci ab taxaw seetlu ñu teewlu leen. lu ëpp ñeenti téeméeri gone ñooy jongante ci bile tournoi ci ñoom nag kenn la ci Rexona fas yéene tànn yóbbu ko ca Chelsea. mën nañ may xale yi nga xam ne dañu am diggante fukki at ak ñett ba fukki at ak juróom seen chance afin que ñu def benn tournoi boo xam ne dafay nekk élimination directe su ko defee képp koo xam ne génn nga ci. ñu jël la yóbbu la Chelsea may la chance boo xam ne dina tax ñoom xëy nañu remarqué la ba mën laa sax recruter su nekkee soob na leen. tànneef gi ci yële critère lay tënku bu ñu sukkandikoo ci responsable technique bu tournoi bi. dinañu xool nag ci mën-mënam dinañu xool ci pas-pasam dinañu xool tamit ci li nga xam ne moom la mën ak moom la yor ak ballon bi léegi nga xam ne tàmm la daal parce que xale bi moom dañuy xool li nga xam ne moom la am moom ak ballon bi parce que li ci ëpp solo mooy mën-mënam xarañ na mën na football xam na ni tamit football lu ñuy bokk la loolu yëpp dafa bokk ci critères yi donc am na esprit wu séddoo am na boo xam ne am na loo xam ne mën-mënu boppam la yooyu yëpp dañ koy boole tënk ko pour mun a génne ki nga xam ne moom moo mën ci xale yi. fanweer ak ñaari équipe yu bàyyeekoo ci département yu Ndakaaru yi fépp ñoo bokk ci bile jongante mu fas yéene nekk ci diiru fukki fan. tournoi bi dinañu jouer ci ñetti pàcc bu njëkk bi mooy dina am jongante entre école de football yi donc ku ci nekk di nga jouer ñetti match boo ci génnee day amaat beneen championnat bu ñuy defaat ci ñi nga xam ne ñoom ñoo jot a qualifié ci match poule yi mu nekkaat beneen championnat bu leen di permettre ñu jouer yeneen ñetti match léegi nag bu ñu génnee foofu nag juróom-ñett yi nga xam ne ñoom ñooy dem football ji 8e quart ak demi-finale. benn gone ca Chelsea Rexona sóob loxoom ci li nga xamante moo di petite catégorie bu Sénégal ci fànn gi la ko nar a sukkali bile gone juróom-ñaari fan ci weeru août la ñuy xam kan lay doon. jërëjëf soxna Nafi Amar Fall ñu ngi lay sant la gërëm mbokk yi kon ci foofulee ci la ñuy tàbbi sa génn ci ñaareelu xaaju xibaar yi benn ponk la te mooy li ci yéenekaay yi ki ko nafar Abdoulaye Bopp la. dal leen ak jàmm Walf Quotidien xëy du ñu xibaar li bees ci mbirum greffier yi yéen cabinet ñi bëgg a doon greffier léegi faw nga am licence maanaam diplôme baccalauréat doyatul ngir nga doon greffier Walf Quotidien ne plan de carrière bu bees bangoog mu ñeel ñi bëgg a doon greffier ëllëg waaye coppite yi ni mel lépp a ngi tukkee ci jor ngi ñu denk wàllub yoon di Ismaïla Madior Fall yéen cabinet dogal gi ni mel bu sottee su boobaa Sénégal dina tollook réew Bénin tollook réewum Guinée ndax foofee seen greffier ay fonctionnaire u hiérarchie A lañu maanaam taxawaay gu mat sëkk lañ leen di taxawu yéen cabinet
Direct Info taxaw ci mbirum yoon ak waa ji di Mamadou Soumaré ga doon jublang Cheikh Bass Abdou Khadre. Direct Info ne ba ci cachet ak visa ya Mamadou Soumaré doon lijjante ci turu Cheikh Bass Abdou Khadre. yéen cabinet moom Mamadou Soumaré mujjee nañ ko teg loxo gannaaw bi ko Cheikh Bass Abdou Khadre kalaame ci yoon ma nga ca loxoy dig moom Mamadou Soumaré. ñu dem ci yéen cabinet Sud Quotidien mi ñu xamal ne mangoog leer na nañ parti socialiste dëggal nañu ne njiitu réew mi Macky Sall mooy seen candidat ci élection présidentielle yi ñu jëm. Ousmane Tanor Dieng ak ñamo àndal ne ci yile woote daañu taxawu njiitu réew mi Macky Sall ngir joxaat ko réew mi. yéen cabinet Le Soleil daal di ko feelu ne léegi wér na PS njiitu réew mi Macky Sall lay jàppale ci élection présidentielle 2019. yéen cabinet ñu xibaar ne lii di bureau politique bu PS jot naa nangu jot naa dëggal càkkuteefu secrétariat exécutif national bu PS mi wax ne parti socialiste amul geneen candidat guddul njiitu réew mi Macky Sall. Ousmane Tanor Dieng ko wax doon lu njiitu réew mi Macky Sall rafetlu. Dakar Times gis ne yooyu la woote tànneefu njiitu réew mun naa doon lu jafe lool ci njiitu réew mi Macky Sall ndax ñaxtu yi bawoo fu ne bu weesoo jafe-jafe askan wi weesu ñaxtu ku jéeg politique bi la yoon njabootu njiitu réew mi Macky Sall ay fippu yéen cabinet am na ci ay jege leen bopp ci APR cër gañu waroon a am ci bile parti joxuñu leen ko te moo ne dañoo daroon njiitu réew mi Macky Sall laata muy falu ci bopp réew mi ci atum 2012 ñooñee ña ngay lal seeni pexe ngir woon ginnaaw APR maanaam am seen candidat ci élection yi ñu jëm source année coow li dar APR ci jamono ji yemul donc ci réewum Sénégal waaye jot naa téeri ji ca Espagne ay responsable APR jot nañ faa fippu ne ànduñu benn yoon ci tànneefu Demba Dia di ab jaaykatu bitik gañu jëlee ca Congo bu ko jox ndombal tànk vice consul bu Espagne waa APR yafa ne duñ ca dal benn yoon gannaaw bu ñu xamee ne Demba Dia moomule rakk la ci Arona Dia jegeñaale njiitu réew mi Macky Sall réew mi quotidien di ñu xibaar wàccaay élection présidentielle yi ñu jëm ak lii di bariwaayu mouvement de soutien yi dem nañu sax ba bëgg a suul parti ku jóg samp sa mouvement de soutien ngir suqali sa poste bu ñu sukkandiko ci Ngouda Fall doonoon ancien bu IGE mi wax ne ci jamono ji bu ñu deful ndànk parti politique yi mun nañoo nax saay ndax doole gi mouvement de soutien yi tàmbalee am maître Moussa Sarr doonoon ganuk sorti ci Walf TV ay kàddoom ci réew mi quotidien maître Moussa Sarr gis ne yenn mouvement politique yi ci jamono ji soppi nañ leen ay GIE ndax intérêt bañ cay jiital ganuk sorti ci Walf TV maître Moussa Sarr ne politique léegi ñu bari ci askan wi dañ ko def métier jaral na leen lu ne dañ ko waxee fu ne ndax amuñu beneen liggéey lu dul politique avocat Imam Ndaw di maître Moussa Sarr ne lii bokk na ci li gàkkal politique u Sénégal Vox Populi ne capitalu Sénégal di Ndakaaru mar naan mënut a taxa naan ndax ñàkkum ndox gu tar gi askan wi dëkkee di dundu saay su ne yéene cabinet loolee feeñ na ca Parcelles Assainies jotoon nañu wàcc ca mbedd ma gàllu ay morsoy xonk cuur yenu seen pan ak siwo yu diwul ndox di wër ndox seen ñaxtu lenn la ne mënatuñoo dund ci ñàkkum ndox daal di sàkku ci jëru ngi ñu denk wàllu ndox mi di Mansour Faye ngir mu tekki ndombal tànkam 24 heures ne ñàkkum ndox gi ni mel opposition bi maanaam ku jéeg politique bi jot nañ cee ñaxtu dal nañu ci njiitu réew mi Macky Sall ne ana plan Sénégal émergent gamuy bàkko te munta jox askan wi ndox yokku ca jël gorom Mansour Faye dénk ko ndox mi te doxalu ko Mamadou Diop Decroix ne ana diggee yawoon tukkee ci premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne mi waxoon ne ñaar fukki fan ci weeru juillet gi ñu ne ndox dina yemb ci Ndakaaru waaye ba tey askan waa ngi dëkk léegul Omar Sarr ay kàddoom ci biir yéenekaay bi gis ne lii dafa ruslu ci fu réew mi tollu tey Walf Quotidien poste Massiré Dia jiite ak tolluwaayam ci jamono ji doon na lu jaaxal lool waa FMI daal dinañu sàkku ci nguur gi ngir ñu xoolaat kër gi di poste ak na muy doxee Walf Quotidien poste googule bor gamu amel trésor toll na ci téeméeri milliards ak juróom fukk ana lan mooy léegi tolluwaayam ci lamb ji yéenekaay bi di L'Observateur ne doon na roi des arènes moom Eumeu Sène gannaaw jëllugu set wecc gamu daan Bombardier Eumeu Sène ne Bombardier dóoram tar na lool L'Observateur ne tey ma wax leen fi Eumeu Sène jaar ba daan Bombardier yéen cabinet ka doon tàggat Gris Bordeaux ci wàllu boxe ca jamono ca ba muy bërek Bombardier yéen cabinet waajoojee moo doon tàggat Eumeu Sène ci bile combat yéen cabinet enquête ne bile combat njàmbaar feeñ na ca Eumeu Sène wone na ca xadar wone na ca mën bëreem Balla Gaye 2 la mu mënutoon ci Bombardier Eumeu Sène def na ko Modou Lo la mu mënutoon ci Bombardier tey Eumeu Sène def na ko leneen ci ay kàddoom ci biir yéen cabinet ci enquête Eumeu Sène ne gannaaw combat ga jeex na te am na ndam léegi day dem noppaluku ji ndax lu tollook ñaari at a ngi nii ma nga doon waajal bile combat enquête ne bu dee Bombardier yaakaar bu tas la ci jëlee gannaaw buñ ko daanee fii ci Ndakaaru noonee la jële wotoom wutali Mbuur jooy moom la Bombardier def ci wetu yaay ja Vox Populi mag ñuy dégtal la yaayu Eumeu Sène dénkoon doomam laata muy gaañu Eumeu Sène jukki na ko keroog ci stade bi fàttali ne yaayam ñaanaloon na ko laata muy génn àddina newoon na ko ne di nga doon roi des arènes di nga jël drapeau président Vox Populi di ñu fàttali ne gannaaw fukki at ak juróom benn gannaaw bi Bombardier xañoon waa Pikine roi des arènes jële ko ci loxoy Tyson waaye tey jile kenn ci jegeñaale Mouhamed
Mohamed Ndao Tyson di Eumeu Sène jiital Tay Shinga toog na ci buuru lamb ji mayaat na ndam Pikine sagalaat na Pikine doonaat roi des arènes yéen a bi di Les Échos ne leer na nañ Eumeu Sène mooy buuru lamb ji doon na roi des arènes kamu daan di Bombardier ma ngay laajte ba tey ana lu ko daaneel ana lu sooke mu rëppeel ci suuf Khoudia Sène di soxna Eumeu Sène daal dina bàkku ne léegi gannaaw borom këram doon na roi des arènes Khoudia ne léegi moo doon la reine de l'arène Pape Dia di kenn ci jegeñaale Bombardier ma ngay fàttali ne ci bile combat def na lu ne lañu mun def nañ ko waaye defet a ñëw Eumeu Sène du ko gaaw fàtte ndax daj na ci lu ne jot naa dund kurpeñu Bombardier yéen a bi di la Tribune di ñu xamal ne Eumeu Sène doon na roi des arènes ci diruk juróom fukki seconde ak juróom benn ci la daan B52 Eumeu Sène ma ngay fàttali ne laata yaayam di génn àddina jotoon na ko xamal ne bés dina ñëw nga doon roi des arènes yéen a bi di las ne tey am na gannaaw toogaayam gu jekk ca chaise ba moom buuru lamb ji Eumeu Sène mi déggaloo muñal B52 maanaam Bombardier 24 heures ne bile combat moo wax leen li ngeen ci xamul keroog bi Eumeu Sène nangoo buuru lamb ji ci loxoy Bombardier am nañu dëkkee ca Mbuur doon feetu ndax bég lool ci Eumeu Sène 24 heures ne doon na buur naam moom Eumeu Sène waaye ñetti mbër yi le faw mu bëreek ñoom bokk na ci jox revanche Balla Gaye 2 jox revanche Modou Lo bëreek Tapha Tine 24 heures di ñu xamal ne Eumeu Sène ay mbëru Pikine ko dar benoone muy daaneel Bombardier bokk na ci ña ko dar di Ama Baldé Boy Niang 2 ba ci dogal ak Pape Diop Boston waa Pikine ne jot na arène nationale bañ leen sampal ñu tuddee ko Falay Baldé l'évidence ne Eumeu Sène njuy na maanaam tëgal na ndëgu sërëx Bombardier ba daan ko daal di kaf lii di titre roi des arènes toog ca chaise ba yor xeej ba bàkku yéen a bi di Le Quotidien daal di ko feelu ne Pikine ngoog am na roi des arènes di njiital Tay Shinga Eumeu Sène mi daan jëlugu set wecc Bombardier ay kàddoom ci biir yéen a bi di suñu lamb Eumeu Sène ne la ko waroon ci bile combat def na ko yéen a bi ne mbir yaa ngoog arène nationale ca Pikine léegi lamb ñibbi na ca Pikine ndax roi des arènes fa lay yeewoo di Eumeu Sène. jaajëf Abdoulaye Bopp ñu ngi lay sant di la gërëm di sant mi di gërëm bu baax a baax ajaratu Penda Diallo Gueye mi fare woon ci xarale gi ci kàddu gi seen mbokk Seydina Oumar Ba kon mbokk yi mucc gu sax te ànd ak xéewal yàlla na ko yàlla tuur ci askanu sunu gaal yendoog jàmm